dal leen ak jàmm seen entreprise 3M menuiserie métallique Mansour da ngeen a bëgg ay bunt waaw fer mu di métallique aluminium wala sax ay inox jege leen ni ñun waa menuiserie métallique Mansour ñu defalal leen ay design yu mucc ayib yaay tànn sa bu la neex waaw si mu lay neex mën ngaa ñëwit def sab commande design ñu defaral la ko ca na mu gën a muccee ayib dégg leen ma rekk seen nopp ma wax leen lu ci dàkkati danga bëgg ay rampante escalier ñu gën ko xam ci garde-fou chambre à coucher mini salon wala sax nag ay plateau télévision ñun waa entreprise 3M loolee lépp dañ koy defar ak defarina gu mucc ayib wax naa leen ko ca ba muy teel yéenay tànn seen bu leen neex menuiserie métallique Mansour benn la fi ña nga féete sa caaro yi tali jàllo si suufu pont bi janloog kër sër yi boo ñu bëggee jot wala nga bëgg am ay information sunu entreprise bi di menuiserie métallique Mansour mën nga ñoo jot si 77 404 83 94 wala sax si 77 975 75 95 menuiserie métallique Mansour la qualité notre force. voilà tey jii li ñu dajale fii mooy espace bi nga xam ne ñoo ngi ko occupé nekk fii dañoo toog ay nit ñëw si ñun ne maire dafa joxe espace bi te xamuñu si yan base la ko joxee dem nañ nag toog ak moom laaj ko si yan base la joxee espace bii nii mu xamoon ñu ne conseil bi moo ko délibéré ñu jox ko 3 ou 4 personnes yoo xam ne kenn dëkku si ginnaaw raay nord kenn voté wu fi maanaam dañ si wàlliyaan si yan base la leen ko joxee nee na projet lañ fiy def ban projet mu won ñu benn délibération yi laaj nañ ko pour bëgg ko yóbbu mu ne non duñ yóbbu délibération alors que article yi mel nañu ñu mën a jël délibération bi lire ko wala ñu copie ko yóbbu ko traité ko xool ce qui en est réellement mais li gën a doy waar si wax ji mooy ñun délibération bi ñu gis mooy dañ leen cédé un espace de 450 mètres carrés à usage d'un fast food mais borom projet ñoom bi ñu toogee wax nañ fast food wax nañ grande surface wax nañ salle de musculation wax nañ sax chambre d'hôte wax nañ point banque mu nekk ay activités yoo xam ne yëpp am na fii ci centre commercial bi nga xam ne ñoo ngi ko tabax à hauteur de 2 milliards et quelques léegi nag les mêmes activités qui existent dans le centre commercial bu fekkee dañ fi nar a def beneen espace commercial buy def les mêmes activités similaires loolu dafay nekk loo xam ne nekkul ci njëriñu askan wi nekkul ci njëriñu gox bi ñiy woo le maire Pape Niambé Dieng à la raison ak ay conseillers municipaux parce que li ñuy def nii jëmul kër moom nag dafa am benn habitude di def ay mbir yoo xam ne ay conseillers sax duñ koy yëg délégué de quartier duñ koy yëg imam yi duñ koy yëg kenn du koy yëg bu problème jibee mu commencé am problème si lay commencé war nit ñi di informer di woo ñu ko xeexlee ñu leen di wax yéen ñi muy woo di leen xeexloo joxu leen cër parce que projet bu tel noonu man yaakaar naa suñ koy def si gox dañuy convier ñëpp laaj leen si seen xalaat bu nekkee lu rentable la si population bi ñu valider ko yóbbu ko conseil ñun nag suñu xeex bi tàmbali nañ ko te duñ ko bàyyi dem nañ sous préfecture dem nañ préfecture dem nañ gouvernance bureau cadastre bureau urbanisme bureau dem nañ fépp fi ñu war a dem APIX bind nañ ko donc ñi ngi xaar retour am na réponse yu ñu jot a am mais am na yu des démb sous préfet woo nañu waxtaan ak ñun lu yàgg par rapport à la situation démb commissaire police ginnaaw raay woo nañu ñu dem ñu toog def enquête de moralité ñu wax leen ce qui en est réellement ci espace bii nii mu nekk xeex boo xam ne nag dañ ciy woo population ginnaaw raay yëpp parce que dafa am loo xam ne gars yi jotuñu ko wax ci seen waxtaan projet yi nga xam ne gars yi taxaw nañ pour def ko fi bëri na ci yoo xam ne ay doomu ginnaaw raay am nañ les mêmes projets bëgg ko def fii ci espace yii nii mais dañ leen ko bañal pourquoi ñu koy bañal ñooñu di ko jox ay ñoo xam ne dëkkuñu ginnaaw raay lan moo nekk ci dessous yi y a-t-il des contreparties yoo xam ne population bi xamuñu ko donc paramètres yooyu yëpp su taxawee ñun dañuy féewu ci authenticité délibération bi mu ñu won ak li nga xam ne mi ngi koy def parce que ginnaaw raay ku nekk xam na ni amatul benn espace xale yi amuñu fu ñu fooyee amul aire de jeu amul parcours sportif amul jardin public amul fenn foo xam ne di nga mën a toog ànd ak sa njaboot doxantu amu fii fépp a lëndëm donc dañuy woo maire xamal ni ko ñun ñoo ko fi teg ñun nag bi ñu toogee ak moom am na kàddu bu moo xam ne wax na ko mu metti ñu trop parce que nee nañu lépp lu ko conseil bi délibéré da koy voté donc ce qui veut dire que moom respecté wuñu donc ñun comme que moom respecté ñu ñun dañuy jaamaarloo ak moom waxoon ni ko trop c'est trop dootuñ ko seetaan mu nekk fi def du ko neex yéen nag bëgg nañ ngeen dem laaj ko comme que ñun laaj nañ ko délibération nangu wuñ ko jox dem leen ngeen laaj ko ko. non waxuma dana joxe délibération dafa ne maire moo ne conseil municipal bi moom moo voté délibération bi en 2019 le 20 décembre 2019 ñu ne ko wan ñu délibération moom wane këyit boo xam ne authenticité bi dafa poser problème ma xamal ne la bu ñuy dem ay émissaires yoo xam ne danaa waroon dem ci mairie ba
pour laajte ndax am na wala amul il fallait que ñu am certitude si projet si li nga tamit moom mooy information bi maire daf ñoo wax maire dafa wane benn këyit ñi ñu yónni woon ils sont pas nekkul ñoo xam dana avancer trop en décentralisation pour décerner ndax am nu ngi nekk si ay délibération wala nekk si ay délibération mais leneen si nekk aussi tamit mooy loi bi daf ñoo wax ne bu fekkee am na délibération ñun bu ñu ko laaj daf ñu ko war a jox loolu loi bi moo ko wax code général des collectivités territoriales c'est article 155 moo ko wax man contribuable saa yi ma soxla délibération damay dem ci mairie ba fay joxe Daouda Togala mii dem na ba ca mairie ba mu badal ko conseil moom bu la koy am na délibération wane woon loolu moo doon na ko wane waat lu ko tee moo ne ko kon cela veut dire que ne am na loo xam ne lu ñu xam la am na loo xam ne luñ duñ daj wala loo xam ne leeru suñu bopp la donc lu muy nëbb parce que nag bu fekkee ne loi de la permettre ni la yow boo bëggee xam mën ngaa def fi ngay xamijee moom non seulement affiché wul ñu dem ñu laaj ko mu ban Ibra loolu naka lañ koy tuddee